mu mel ni ci depuis le début ni ko sunu mbokk daaw da waxee ñu nekk à la recherche de cette évidence comme na nga ko defee ci discours d'ouverture bi évidence boobu nag topp nañ ko ba mu yóbbu ñu ci benn frontière boo xam ni fii dañu fay gis souffle premier fii ñu fay gis souffle divin muy sunu première question nag di dugg ci wàllu boobu noonu waaw lan mooy souffle premier lan mooy souffle divin bi ñuy recenser question yi itam honnêteté intellectuelle daf ñuy pousser ñu xam ni thème mu tay bi comme ni ko sunu mbokk daaw da waxee entre chaos et clarté moom moo ko proposé waaw kon xëy na moom moo koy développé mu mel ni question yi ñuy recenser fii itam internautes yi comme ni mu ko waxee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo ñu yónnee question yi mu mel ni kon itam question yi ci moom la jëm waaw mu mel ni première question bi si loolu lay dellu te mooy souffle premier ak souffle divin lan mooy seen différence. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ngeen baal ma dama xaw soj waaye weeru ko léppay barkeel kon yàlla na soj bi barkeel. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di massawu ñëpp. question bi de question bu am solo la waaye yaakaar naa indi woon nañ ko sax souffle premier mooy origine lépp luy jëriñ lépp luy baax lépp luy dox lépp luy fonctionner tout court ci souffle premier boobu lay jóge moo xam Big Bang la ak atome yeeg yëpp ci loolu la ñuy dellu seen fonctionnement yooyu yëpp ndax xam nga bu ñu nee énergie waxuma sax ci cadre beneen mais ci cadre physique rek mais il faut mu am origine bu ñu nee origine bi Big Bang la origine bi Big Bang bi lan la noonu nga koy toppee rek boo demee ba ci point final bi souffle premier bi nga fay fekk ndax fonctionnement yooyu yëpp mooy caabi ci boo dugalee sa caabi ci sa oto taal souffle premier bi loolu lay symboliser. mais bu ñu garder même analogie boobu kon souffle divin noo koy déggee te mooy boo taalee oto bi ba pare li tax fumée d'échappement di am c'est parce que mélange air ak essence jot na am ba moteur bi taal ko mën a fonctionner moo tax fumée d'échappement bi di am gis nga loolooy souffle divin bi loolooy garantir que ni souffle premier bi njëriñ gi mu waroon am na ko moom mooy garantir ni li mu war a jëriñ mbindeef gi am na loolooy souffle divin foofu la respiration jóge gis nga nit boo seetloo léppam ay hommage la ba ci loxo lu tax juróomi baaraam pourtant tudd nañ ko bii passé ci 5 façons énergie yi am ndax dañu wax leer wax lëndëm wax néant yeneen ñaari ci def yii ay dérivé wu leer la yii ay dérivé wu lëndëm la waaye ni ngeen ko indee looloo ci am solo te mooy bul ko xool rek ci nit ñe ko jàngale kon mën nga juum ndax yow lu boo ci gis outil la boo ci mënti gis outil la ce qui fait que nit ki mooy def lu jaar yoon wala nit ki mooy def lu dëng waaye énergie yi en tant que tel ñoom amuñu benn influence ci boobu domaine nit ki mooy mel ni mu mel utiliser énergie yooyu ci ni mu ko neexee c'est aussi simple que ça. mu mel ni am na solo. dugg nañ sax ci maniement des énergies dinañ ci ñëwaat ci façon bu gën a yaatu. incha allah. waaye am na bokk mu poser question. ne alastu bi rabbukum bi ñu koy wax. ba ruux daal di tontu ne balaa ruux yi tontu. mu ne foofu ndax ruux day wane ni dafa mën a am kàddu pour mën a wax. wala dafa mën di dégg ak yu ni mel maanaam réponse bi mu joxe. comment ça s'est opéré. ruux du tontu ndax moomul question bi ruux du tontu ndax moomul question bi ruux ci yàlla lu jóge soxlawul wax ndax léppam jox na ko yàlla bu yàgg te
te sax daf ko mësta moom ba koy joxewaat. kon ban entité moo tontu. ah waaw kay gis nga foofu la yàlla doon natte yitte mais yitte ci ban anam ndax xam nga alastu bi rabbikum dañuy juum ci niñ koy firé alastu bi rabbikum boo ko bëggee dégg danga koy firé ba xam nangul ngeen seen bopp ki gën ci yéen lim leen tëral noonu rek nga koy déggee waaye yitte bi fan la nekk ndax ñu wax ko boo ko xoolee ci logique tey à tête reposée mën na yomb waaye ci circonstance yooyu ndax sa bopp xaju fa tàppale xaju fa kon foofu yittey volonté foofu la tàmbalee ñi nga xam ne ñoom teel nañ def seen choix teel a nangu li ñu war a nangu waaye man foofu sew-sew bi ma gis lenn la ñi nga xam ni wax nañ balaa te seen baat jógul kenn déggu leen et pourtant mu ngi dëgg ci ñoom ak ñi wax balaa te yàlla xam ne ni booba spectacle baa leen daaneel nan lañ leen di départager ndax foofu am na koo xam ni yàlla laaj ko mu tontu xaraamal na ko boppam ndax boroomam moom lu mu ko teg mu jël kon nag mu war a tontu sax musiba la ci moom kon sañ tangaan am na koo xam ni gis na ñëpp ni balaa ah foog mu wax ndax wóoru ko ba xam luy jëriñ la wala luy gaañ te loolu boo xoolee ci phénomène psychologique boo xoolee psychologie de groupe ci nga koy comprendre nit bu nekkee ci groupe ci foule du xalaat dafay réagir bu gisee ñeneen ñi def rek mu def c'est l'action d'abord la pensée ensuite moo tax dañuy def li ñuy def ba pare ne ah nekk def nañ ñombe wala ah nekk li ñu def jaaduwul waaye jàll na ba pare waaye li ma jaaxal foofu parce que bu dee fii sunu système bi booy joxee réponse mu ngi dépendre ci environnement bi ak ban aisance nga am par rapport ak environnement bi mais foofu naka lañ comprendre enjeu yi ba mu déterminer seen réponse pourtant jàngal naa leen ko yàlla ku juddu xam nga ko ruux ya fa nekk lu ñu bees xam nañ yàlla kon nag foofu problème mu conversation la rek waaye fii filtre yi dafa bëri moo tax bu kàddu jibee balaa réponse di am lu bëri mën na fee jaar moo tax xëy na connexion bi du dagg waaye est-ce que nit ki yàlla buy wax ak moom ca na mu toll pas ca na mu bëgg a toll ca na mu toll bu yàlla di wax ak moom est-ce que moom boobu dégg na ko bay mën a tontu moom it loola jar a bàyyi xel